mën a am yaakaar jàmmi réew mi. ñu sant leen gërëm leen bu baax ci taamu bi ngeen taamu programme yu rajo télévision bu Walfadjri ba waral ngeen ñu seetaan ci seen émission Selebe Yoon mbokki xarit yi seetaan ak déglu dal leen a jàmm ci seen émission Selebe Yoon tey ji nag ci alxames ji ci Selebe Yoon ñu fiy dalal ñaari soxna gannaaw journée mondiale de la femme ñu bunge rek ayu bés bi ndéem pare guñu ci door nañ ko ci dibéer gi war koo yeggali ba dibéer bi ñu dëgmal ñu dalal fi ñaari soxna yoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu politique ku ci nekk am na ci parti boo feggu amit taxawaay boo ci amal Sira Ndiaye nekk député fële ci assemblée nationale waaye itam bokk ci bureau exécutif national bu parti bi di APR ñu dalal ko ci suñu plateau ma di la nuyu. Ndeye Fatou maa ngi lay fay di nuyu sama co-débattrice Amina di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan di la remercier ci opportunité bi ñu may pour ñu mën a souhaité tamit jagleel ko jigéen ñi muy journée 8 mars bi ñu leen ci sargal comme ni ko ñëpp defee ci dimanche bi ñu génn di gërëm ñëpp di sant ñëpp. yaa ko annoncé sa co-débat Sakho di coordonnatrice wala présidente mouvement Karim Président waaye itam bokk ci comité directeur bu parti démocratique sénégalais ma di la nuyu. Ndeye Fatou maa ngi lay fay di nuyu sénégalais yëpp di nuyu aussi sama naataango bi madame honorable le député Sira Ndiaye di nuyu aussi sama futur président monsieur Karim Meïssa Wade di nuyu aussi suñu secrétaire général président Ablaye Wade di nuyu aussi membre mouvement Karim Président yëpp ak képp bépp mouvement bi nga xam ne nii mu ngi jàppale Karim aussi maa ngi lay nuyu. yaa ngi leen di nuyu ñu door nag suñu débat ak li nga xam ne moo fi mujj muy actualité bi mu njëkkee sama laaj bu njëkk ak honorable député Sira Ndiaye mu jëm ci bi ñu jógee 8 mars. ab soxna nekkoon fi soxna si njiiti réew donte du Sénégal muy Simone Gbagbo ñu daal di ko tëj lu toll ci ñaar fukki at yow nooy jàngatee boobu sentence ñu prononcé ci Simone Gbagbo. waaw Ndeye Fatou li ma jàngat ci loolu mooy xam nga journée mondiale de la femme internationale de la femme jigéen ñi lañ ko jagleel ma jàpp ne ça n'a rien à voir ak événement boobu nga xam ne am na fële ci Côte d'Ivoire nga xam ne lu justice dogal la te man dama di ku gëm justice ku gëm ne justice dafa war a indépendante te jàpp naa ne xew-xew bi jotewul dara ak li nga xamante ne ni mooy 8 mars. jigéen la nag bu ñu sañoon dana dellu ci njabootam ndax mooy yaay am xëy na ay njabootam soxla nañu ko réewam soxla nañu ko mais maanaam anam ya mu nekkoon ak la xewoon ba tax ñu defa ko tey ñu condamné ko ba tëral ko jox ko penu 20 ans moi je pense que justice verdict la donc du ñu def lu dul accepter verdict bi mais aussi di comme li ñu ko mën a def rek mooy soutenir ko wax ko ne ko ñun daal ak en tant que jigéen vraiment ñeewantal nañ ko te bu ñu sañoon daal du nekk ci jafe-jafe yooyu. ci jafe-jafe yooyu Amina Sakho verdict bi ñu prononcé Simone Gbagbo nekk fële ca Côte d'Ivoire donte sénégalaise nga en tant que africaine noo ko gisee. bon loolu lu ma ko gisee aussi maa ngi koy mettlu en tant que jigéen. di ko masawu aussi parce que ñun ñëpp ay jigéen lañ genre yu mel noonu bu ñu sañoon du ñu daal mais nag loolu aussi day tax ñu jàng ci rek. parce que aussi yàgg na am nañ ay jabaru président yoo xam ne nii aussi bu seen jëkkër nekk ay président bon léegi ñu koy génnee ci yenn jafe-jafe yi des fois aussi dañ koy dugal ci yenn tolof-tolof yi bon lu mel noonu aussi am nañ ci benn suñu première dame bi tey di Marième Faye Sall image yi madame di Marième Faye Sall tey boo ko gisee war na ci am jàngat parce que tey lii ñu toppee Karim Wade aussi moom mun na dem aussi ci jëkkëram mu wax ak moom te xam ne lii ñu teg Karim Wade du benn Marième Faye Sall la ngay waxal. Marième Faye Sall lay waxal. waaw dama ko interpellé ne ko lii dal tey madame Gbagbo. mun na ko dal ëllëg. parce que aussi jigéen ñi buñ melee noonu boo yoree sa jëkkër mu nekk président yu bari da nga ko ci war a génnee mais waroo ko di ko pousser si yenn bagages yi. kon loolu aussi man. da nga jàpp ne day xambu taal bi. dañuy xambu taal bi. jigéen yu mel ñu ci bari tey seen jëkkër bu ñu nekkee président dañuy xambu taal bi tey Simone tey lu ko dal nii tamit gis nañ ne xambu daan pousser jëkkëram. ci yu bari moo tax moo ko indi lii mu andi bon di ci wax Marième Faye Sall tamit mu bàyyi ci xel rek. te am na Macky Sall yu muy doxalee yoo xam ne nii tamit gis nañ ne mu ngi ko ciy xamb kon na ko. jàpp nga ne Marième Faye mën nañ def parallélisme entre position Marième Faye actuellement au Sénégal ak position Simone Gbagbo woon fële ca Côte d'Ivoire. jërëjëf Ndeye Fatou di profiter aussi sa question di sargal Marième Faye Sall ndax tey c'est la mère de la nation sénégalaise jigéenu Sénégal yëpp te yàlla dogal na moom mooy première dame du Sénégal. ñuy rafetlu bu baax taxawaayam ci wetu jëkkëram di rafetlu aussi taxawaayam ci réew mi
à travers sa fondation Servir le Sénégal jàpp naa ne li sama naataango Aminata wax tout à l'heure mooy dafa def avertissement mais dama jàpp ne tey jii taxawaayu Marème Faye Sall ci wetu jëkkëram ak ci état bi en général lu ñëpp di rafetlu la parce que xale la fii la juddoo fii la màgge fii la yaroo te mu ngi def li sénégalais yi di xaar ci moom mooy mu fexe ba jàppale jëkkëram ci liggéey bi mais mu taxaw en tant que la mère de la nation sénégalaise tey bu ñu nee Marème Faye Sall jigéen ñëpp dañuy gis seen bopp ci Marème Faye Sall jigéen ñëpp dañu naan ñu ngi doog a am première dame parce que tey elle incarne la sénégalité tey Marème Faye Sall fierté la ci Sénégal fierté la ci jigéen ñi man yaakaar naa ne li dal Simone Gbagbo mënuñ ko xaar mënuñ ko gis ci Marème Faye Sall ndax taxawaayam rafetlu nañ ko bu baax fii ci Sénégal d'accord ñu ñëw ci leneen muy question d'actualité yi ñëwaat ci yenn kàddu yu ñu yëkkati d'abord suñu président directeur général Sidi Lamine Niass bi nga xamante ne leader d'opinion la saa yu laajee mu génn wax ci mbiru réew da koy wax bi yoon mu génn wax ak pouvoir ak opposition pouvoir d'abord muy président Macky Sall soññu na ko ni dialoguer avec l'opposition c'est bien mais di poser ay préalable du ko yombal Sira Ndiaye maanaam mu woote ci dialogue je pense que président de la République ku ko xam-xam ne ku dal la ku ko xam-xam ne nit ku ubbeeku la nit ku taxaw prêt pour waxtaan ak opposition tout comme la majorité xam nga tey Sénégal dañu am chance am président de la République comme ni ma koy waxee né après les indépendances président de la République mais nee na du négocier ci li nga xamante ne mooy institution dëkk bi muy poser ay préalable avant di dialoguer ak opposition mënutoon xaar ba ñu toog ba pare bay waxtaan lu mu ànd mu ne waaw lu mu ànd mu ne mënul nekk waaw xam nga dialogue bi niñ ko wootee ki ko woote dafa am lu tax mu woote ko Abdoulaye Wade bi taxaw koroog ne Macky Sall dama bëgg ñu dialoguer dama bëgg nga wax ak man dama bëgg nga déglu ma Macky Sall déglu na ko bu baax a baax dégg na xam nga waxin déggin la laaj bi mu ko dégloo it wax na tontu na ko te ñi nga xamante ne président de la République xam nañ ne ñoo bokk askan wi ñoo bokk Sénégal président de la République jógul ci waxtaan lay xëy ci lay goon parce que moom xam na ne askan bi mu bokk jàmm ak salaam rek moo fi mën a xew ndax ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi te heureusement que moom mu ngi koy doxee mu ngi koy waxee lenn li nga xamante ne nag mooy justice foog naa ne kenn du ko négocier cim réew daal ay préalable indépendance des pouvoirs la ñu wax dugg ci dialogue séparation des pouvoirs la ñu wax te aujourd'hui si sama humble avis jàpp naa ne président de la République bi ñu am nitu jàmm la nit ku ubbeeku pour waxtaan la mais dafa jiital li nga xam ne moom la ñëpp war a jiital rawatina moom mi jiite réew mi muy l'intérêt général muy dañoo war a teg Sénégal ci kanam teg intérêt crypto personnel yi fële jiital Sénégal Amina Sakho comme ni nga koy gisee ni ci image yi président directeur général bu Walfadjri Sidi Lamine Niass li mu wax ci Macky Sall Wade moo lancé un appel waaye moom déjà mu posé ay préalable ndax dina yombal mbir yi bon foofu tamit maa ngi fiy ñëw tuuti parce que tey ci affaire jigéen yi ñu doon wax tey boo xoolee ne tamit suñu tata Aïda Diong ñu ngi ko jàpp mu ngi nekk ci kaso bi maa ngi koy masawu du ko nuyu aussi moom lu tax tey ñu jàpp ko benn jigéen kese la boo xam ne nii ci gouvernement wu Abdoulaye Wade moom rek lañ ci jàpp lu tax moom rek lañ ci jàpp parce que nekkul ne moom rek moo nekkoon benn entrepreneur boo xam ne nii moo doon ànd ak maître Abdoulaye Wade moo nekkoon ci gouvernement wu Abdoulaye Wade mais moo nekk entrepreneur bi nga xam ne nii aussi moo am fidélité resté ak Abdoulaye Wade tey loolu moo ko may tey ñu dugal ko ci kaso gi kon tey yaakaar naa ne tey jigéen nekk yaay nekk mag ak lu mu def ci réew mi aussi ku mel noonu yaakaar naa mérité wul tey ñu bàyyi ko mu nekk ci kaso bi li may wax Marième Faye Sall parce que yu mel noonu tey mu ngi koy doxal mu ngi bàyyi jëkkëram di doxal yu mel noonu te na xam ne ëllëg bis bu Macky Sall wàccee aussi lii muy doxal tey mun na répercuté wu mu nekk ci kawam ñuy jàpp comme ay jigéen des fois ñun dañuy jàpp te ay jigéen lañ te jàpp yu ñuy jàpp loolu daal ci ñëw sax si kanam mais nga tontu ci sama laaj bi ma la laaj par rapport ak dialogue beeg préalable yi ñu ci posé waaw bon dialogue bi Abdoulaye Wade ku ko xam ne nitu jàmm la te tey am na loo xam ne nii tey Macky Sall mu ngi koy commencé di ko def ci mbirum loo xam ne nii doxul tey ku nekk xam ne réew mi metti na dara doxul réew mi nit ñi sonn nañ entreprise yaa ngi tëj lépp a ngi tëj lu mel noonu bu amee moom mu am expérience mun ci réew mi dara te mu nekkoon ko fi te jiitu ko fi loolu bu ko ci woowee pour jàppale ko ci yaakaar naa moom dafa war a mun a ñëw nangu loolu kon Abdoulaye Wade tey lii mu lancé appel ne Macky Sall dafa war a ñëw pour ñu dialogue waxtaan loolu yaakaar naa intérêt réew mi la parce que du intérêt Karim Wade bi ci Macky amal nag tontu yi moom nee na pare na pour dialoguer mais justice kenn du ko fa waxtaanee
si Lamine Niass ay préalable comme ci dialogue la ñu ko woo. non Ablaye Wade soxlawul pour ñuy waxtaanee ci affaire justice ou pas moom lu koy yitteel mooy réew mi tey gis na ne réew mi tey mu ngi ci ginnaaw lu mu doon nekk yëpp avancé tout réew mi nit ñi am nañ problème am nañ lépp justice tey buñ koy waxtaan yaakaar naa ne dépassé nañ ay affaire justice ndax réew mi boo xoolee tey justice amatu fi ndax tey procès Karim Wade bii boo ko xoolee tey boo ko xoolee tey nga xam ne fii justice amu fi lu fi am mooy jaay doole ak néewal doole nit tey ñu ngi nekk en dëkk démocratie ba nga xam ne nii tey ñun lu bari gisatuñ ko tey ci loo xam ne nii ay nooteel la ay jaay yaa ma ko may nooteel ak jaay doole ndax loolu waajalu leen ko ci seen biir parti politique muy PDS ak primaire yi ngeen ubbi te ñëpp njort ni da ngeen ko def lu dul jël Karim Wade teg ko ne moo nar a nekk seen candidat en 2017. non Karim Wade tey PDS defu ko candidat Karim Wade tey peuple bi ñoo ko def candidat. ban peuple militant PDS wala. non du militant bu PDS peuple sénégalais ñoo ko def tey Sénégal lambda yi tey ñoo ko def mu nekk candidat mais du PDS moo ko def tey mu nekk candidat mais peuple bi askan wi ñi nga xam ne nii bëgg nañ seen réew gëm nañ seen réew xam ne réew mi tey lu ñu doon xaar ci Macky Sall lépp defu ko tey ñooñu ñoo taxaw ne gis nañ ne Karim Wade moo war a jaawale ne en 2012 ba mu wàccee wala sax 2009 ba mu duggee ci local yi di dugg Sandaga ñu sànni xeer otoom di ci sànni lu ne. mais ñooñu noonu ba peuple boobu ak boobu 2000 ngay wax 2009 bokkut ak 2012. 2012 bokkut ak 2014 xam nga Karim ñeme wutoon doxantu Sandaga en 2012. ma ne 2009 bokkut ak 2012. 2012 bokkut ak 2014. 2009 peut-être nit ñi xamuñ woon kan mooy Karim parce que booba diaboliser woon nañ ko genre Macky Sall liggéey ñoom Moustapha Niasse ak ñooñu ñëpp ñu ngi koy diaboliser di ko yàqal naan kii réew mi taxu koo jóg. mooy yàq alalu réew mi mooy dugg fii mooy génn fee mais or que tey ba nga xam ne nii wàcc nañ tey ci gouvernement bi Macky Sall ñëw nekk ci bopp réew mi defu fi dara li nga xam ne nii mooy lu tegu lu dul ay dige suba ngoon guddeeg bëccëg koo xam ne nii sa bilan suba ba ngoon jot yoo amoo bilan boo xam ne nii bu objectif boo xam ne nii Macky Sall def na ko ci réew mi tey ku mel noonu tey bu amee ñu gis Abdoulaye Wade mi ngi nekkoon ci réew mi Karim Wade def fi liggéey bi nga xam ne nii kenn naatable wu ko ku mel noonu aussi xam nga bu nekkee sénégalais yi loolu tax ñu wóolu ko tey. boo wax mun na la kon léegi moo waral paa bi bëgg a jël parti bi jox ko ko. non du question non Karim li mu fi def bari na. Karim fu mu toj daa bari. waa léegi may ma foofu jërëjëf PDS li fi nar a am ak seen primaire yi ngeen di def balaa may agsi foofu Ndeye Fatou dafa am lu mu wax ma koy laaj fu Karim toj ma jàpp ne li ñu war a wax rek parce que moom mu ngi dugg ci ay bilan wu président de la République ay bañ ko faleeg loolu ak wàllum justice xam nga Sénégal moom day des di nekk dëkk de droit état am dëkk boo xam ne état de droit dafay dox ma jàpp rek ne sama naataango Aminata dafa xamul parce que tey jii bu ñu toogee ci fii ñu toll muy 2015 nga ne danga ñu bëgg a wax Karim li mu liggéey Karim masta yor réew Karim dañ ko dénkoon papaam moo jëloon ci prérogative bi nga xamante ne sunu constitution Sénégal moo ko may en tant que mu nommé ko foog naa ne président yi fi am yépp ci Sénégal ci Ablaye Wade rek la ñu gisee président boo xam ne da nga jël sa doom def ko ministre sénégalais yi nangul ko parce que Karim sénégalais la comme Karim sénégalais la mu jël ko nommé ko constitution bi may ko ñu nangul ko mu liggéey fi ñu ne ko nga rendre compte justice suñu réew woo ko ñu wóolu loolu suñu justice réew nañu bàyyi justice mu def liggéeyam verdict bi yàggatul le 23 foog naa ne soreetul te man jàpp naa ne justice rek la ñuy wax te droit rek lañ fay wax. waa primaire beneen bi nag ci wàllum primaire wu PDS moi je pense que seen cuisine interne la mais foog naa ne Sénégal nekkatul ci dëkk boo xam ne dañuy imposer kenn loo xamante ne nii bëggoo ko. def nañ appel à candidature ñin ñaa ngi déposé li nga xamante ne nag moo fa nekk ci seen biir parti muy coow li fa jóg jàpp naa ne ni ma xamee waa PDS ñenn ñi nga xamante ne depuis bi Ablaye Wade jógee ba léegi ñu ngi ànd ak moom ci combat bi di xeex duñu nangu ñu leen di imposer dara ndax nooteel foog naa ne jeex na ci parti politique yi parti yi fi mu toll nii parti bu ci ne am na nooy doxe am na charte yu ñu la tegal pour nga dox ci jàpp naa ne duñu violer seen charte parti te démocratie dina am ci biir parti ba ci li ma yaakaar waaw démocratie ndax dina am ci APR ak COJER bi nga xamante ne xëy nañ rek mel ni décret présidentiel rek bind Thérèse Diouf Faye moo koy jiite ndax yéen it li ñu naan balaa ngay digle ca ndax yéen sangu ngeen ba set waa APR saabu beeg ndox mi ëppee ci sangu mi fi la gën a sete ragg mi fi la gën a sete Ndeye Fatou gis nga lii nga xamante ne mooy sunu parti di Alliance pour la République dafa am ci biir statut yi bi ñu koy créer
loo xam ne dañ ko may président Macky Sall mu def ko en tant que président parti bi ci loolu la sukkandiku tey ba def Thérèse Faye coordonnatrice de mouvement wu jeunes yi ma koy féliciter di ko encourager bu baax a baax a baax noonu la ñu amee tey suñu secrétariat exécutif national am suñu directoire parti am yeneen kuréel yoo xam ne parti bi donte ba léegi demu leen congrès ba mën a structurer seen parti demuñu congrès parce que ñun suñu bopp am nañu ay instances yoo xam ne parti bopp parce que suñu statut parti ak si charte parti bi may nañu président de la république muy tànn wala muy def loo xamante ne texte yi may na ko ba léegi jalgateegul texte bi te ñun ñoo àndoon ak moom nangu texte yooyu jàpp naa ne aujourd'hui li am solo mooy lépp lu président de la république président de l'alliance pour la république laay wax sax wax ci ne nañ ko jëfe te mu sukkandiku ci texte yi te violé wul texte yi ñun en tant que ay militants disciplinés ay militants yoo xamante ne nous resterons toujours disciplinés war nañu mën a sukkandiku ci loolu ànd ci décision bi mu wax gunge ki nga xamante ne mooy Thérèse Faye Diouf pour mission bi nga xam ne moom la ko président sas mu réussir ko parce que jiite ay ndaw yombul. Elle a montré toutes ses compétences wane na engagement am ci parti bi yàgg na ci parti bi. yàgg na xeexal parti bi mais su ko wane woon est-ce que front dina am jeunes yi fu nekk. am ñoo xam ne dañuy marche sax muy jeune Pikine yi marche ne dañuy ñaawlu. marche dañu wax seen désaccord par rapport à la décision. li ma jàpp mooy. ci parti la ñu nekk. te ñun ñëpp ay frères lañu ay sœurs lañu ay camarades de parti lañu. ñoom xëy na dañu amoon seen candidat ba choisiruñu ko ba tax ñoom ñu génn. mais foog naa ne tout est rentré dans l'ordre parce que gisante nañu ak ñoom waxtaan nañu mais li ma la bëgg a wax rek mooy suñu parti démocratie dafay daw xaaral ba nga gis pièce d'identité mën naa la ci plateau télé moom mag cere maaseeg laalo ko waru leen ko fa teg bu fekkoon da ngeen di dox ci démocratie normalement ko du woon place am Aminata man yow laa fa gën a gis sax comme place comme Thérèse Faye jërëjëf mais Thérèse mooy man kon daal yaa leen defal consultance boobu daal jox leen boobu Thérèse kanamam googu yàgg googu boo ko xoolee nga xam ne moom ak cere Amina kenn du xas moromu jigéenam je pense que Thérèse war mag la boo doxee ne boo waxee ne ci démocratie ngeen ko tege wala léegi xam nga lu ma bëgg parce que tey suñu sartu parti léegi li ma bëgg mooy même lu mu demee noonu mais Thérèse Faye xam ngeen ne mag la non nuy ma xaaral ba nga janoog Thérèse mag la li nga may wax ni nga di ko wax bu ma jàkkaarloo moom loolu laa koy wax mag la ou pas la décision a été prise par le président de la République ñoom waruñu wax ne affaire bi dafa jaar ci démocratie parce que jaarul ci démocratie parce que Macky Sall moo ko tànnal boppam Macky Sall moo ko tànnal boppam léegi waxtaan day am dëgg dama lay wax li nga xam ne léegi damaa bëgg dama leen di ñaan waa léegi koy dagg parce que foofu démocratie non léegi nañ fermer parenthèse parce que Thérèse non démocratie amul leen doy démocratie amul ñun amuñu dara lu ñu doy du yéen a ngi jëm ci ay cëccoo namuñu ko xoolal ñu namuñu cëccoo waa léegi nañu fermer brèche boobu noonu muy déedéet Ndeye Fatou nañu dégloon toog waaw nañ ko fermer Sira ñu wax ci waa PDS seen cuisine interne la mais dama waa jàpp léegi ne nañu démocratie na non mais foofu waa léegi may seen foofu démocratie waa léegi parce que Macky moo ko tànnal boppam mais nañu changé man léegi dama leneen laay li may laaj ci leneen mën nañoo déglu waaw mën nañoo déglu man pare naa ci loolu damay mais ñëwaat li ci nga xam ne leneen suñu parti la foog naa suñu mu di premier ministre waa man ñëwaat naa ci ngeen ko man doxal ci ci leneen démocratie lañuy nañu wax ci leneen mu di premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne mi nga xamante ne moo waxoon ci déclaration politique générale am DPGM ni à partir de janvier gouvernement bi dañuy ñëw assemblée nationale ngir di fa def ay questions d'actualité ak yooyu noonu Amina Sarr da la ñu nekk est-ce que foofu respecté na rek calendrier bi nga xamante ne joxante woon na ko mu di rendez-vous bu mu joxante woon ak askan wi. waaw foofu boo ci balaa ma ci ñëw dafay am arrière bu gàtt bu may delloo siwaat tey kii di wax ne affaire justice tey mu ngi ci suñu réew man suñu réew tey gëmuma ne justice am na fi tey bu fi justice amoon tey Karim Wade nekkul Karim Wade donc moo fi nekkoon ministre de la République nekkul Karim Wade donc moo xam ne nii moo fi nekkoon plus de 150 ministres Abdoulaye Wade yor na ko mais benn Karim rek lañ jàpp Karim Wade def ko papaam tooñu ko parce que papaam lu tax tooñu ko papaam moo fal Karim Wade moo fal Macky Sall te tey moo fal keneen ak keneen waaw léegi ñu ñëw ci li ma la laaj rek moo tax a jóg tey duñ jàpp Karim Wade donc te jàpp ko pendant 2 ans amuñu ci moom benn preuve xam nga nag lu leen naqari ci Karim mooy da ngeen a jalousie waa léegi li ma la laaj soxor iñaan loolu ko dal ci Karim Wade mais gis nga Karim Wade amul kenn ku koy mën a téye du Macky Amina ko téye ndax mën nga maa laaj bi ñoo ko bëggal mën nga maa tontu ci sama laaj bi ñun ñoo ko bëggal ci suñu bokk
waa léegi parce que xam nañ lan lay représenté xam nañ lan lay représenté ci réew mi xam nañ tamit lan la ñuy non damay passé si Sirade boo tontuwul si question boobu noonu ma jàll ci Sira léegi lu ko waral indi 2017 baa ñu waaj a ñëw élection lañu jëm pour l'instant pour politique déguisé ñu ngi koy def mais tey xam nga ne première ministre bi di dem naan mu ngi dem assemblée lan lay wuti assemblée ñun dañ ne li ñu def nañ li ñu leen sant mooy nañ ko def li ñu leen sant ñoom nañ ko def loolu la mais waxuñu leen ñuy dem assemblée di am lu ñuy laaj ak sénégalais yi te toog ba mars doog koo honoré Aminata Ndeye Fatou li mu la laaj lu leer la daf la ne président premier ministre dafa jëloon engagement ci discours politique général ne dina janook askan wi bu ñu ko waxee mooy assemblée nationale ndax ñoom ñoo représenté peuple loolu moo amul sens loolu moo am man loolu laa leen wax amul sens ma jàpp ne lu am solo la Ndeye Aminata si suñu réew ndax dañu am ay kuréel ay bànqaas yoo xam ne ñoo ngànk li ñu naan état muy institution Sénégal pouvoir législatif bokk ci pouvoir judiciaire bokk ci exécutif bokk ci ak yeneen pouvoir yi nga xamante yeneen institution yi nga xam ne suñu réew am na ko ma jàpp ne loolu lu rafet la Ndeye Fatou en tant que honorable député mais janvier la waxante woon ak sénégalais xam nga bu doon mbir mu mu wax te defu ko yaakaar naa ne foofu la sénégalais yi war a taxawee gëstuwaat ne ah ñoom li ñu waxoon defuñu ko mais président de la république son excellence Macky Sall déedéet ak chef du gouvernement muy Mohamed Boun Abdallah Dionne que je félicite aussi au passage ci liggéey bi ak ci dal gi ak ci li nga xamante ne moom lañ ko dénk muy mission bi mu di ko doxal te boolewu ci wax comme li ñu xamee nguuru Macky Sall dañuy jëf duñu wax donc ma gis ne vraiment ci loolu la nekk ci lancé boobu ci dynamique boobu lañ ko doon xaar moom lay def suba incha allah fëre ci assemblée nationale ñu ciy yaakaar nag ne dinañ ci waxtaan ci tey jii la kay ci alxames gi kay waaw ci alxames ji bu ci kanamee tuuti bu soobee yàlla ñu jàpp ne dinañ ci waxtaan li nga xam ne mooy solos li nga xam ne mooy problème tardement bi du tardement Ndeye Fatou xam nga assemblée pouvoir bu moom boppam la nguur gi day envoyé ay mbiram ci assemblée nationale ceytu ko via li nga xam ne mooy bureau assemblée nationale ñoom ñooy fixé li nga xamante ne mooy mën naa wax rendez-vous wala rencontre wala plénière wala leneen loo xam ne assemblée nationale war na ko dajaloo waxtaan ci muy mbir moo xam ne nag sénégalais yëpp a ngi ko doon xaar président de la république waxoon ko def ko comme li mu nekk di def rek ci réew mi li mu ne mu ngi koy def rek lu mu ne wax waaw léegi ci kaw jëf boobu ci kaw jëf boobu léegi li may xaar rek en tant que député askan wi yóbbuñu assemblée nationale naa ne waxtaan boobu askan wi dinañ ci gis seen bopp dinañ ci waxtaan loo xamante ne ni yëfi askan wi lay doon ñu xool président de la république ak nguuram fan lañ toll ci li nga xamante ne waaw léegi ci li askan wi gis ak ñi nga xamante ne ci biir askan wi la ñu bokk am ay gis-gis ak i xalaat amit njàngat yoo xam ne dañ koy def ci réew mi bokk na ci ku mel ni Moussa Touré nekkoon fii ministre des finances nekkoon tamit candidat ci élection présidentielle def sortie nii palais ba lañu fa jël yëpp ci nit sax du loolu la Sénégal itteewu waaye itam Sénégal du dem PSE bi ñuy wax nii waxu ngelaw la waaye dara lu concret du ci am Amina Sakho ndax loolu ànd nga ci man loolu laa ànd parce que ñii waxu kasaw la parce que ñoom dañoo deful loo xam ne nii réew mi tey lu ñu leen doon xaar ñoom nekkuñu ci parce que tey lu leen réew mi doon xaar mooy dund bu seer bi ñu wàññi ko problème difficulté yu sénégalais yi am ñu ngi leen ci doon xaar Macky Sall mu def ci ay soxla mais Macky Sall dafa yéeg ci réew mi ñëw indi fi revanchage bi nga xam ne ni mooy fay wante di deflante justice di jël nit ñi di tëj moom loolu mooy bilan moom Macky Sall la jigul pour réew mi pour liggéey réew mi jëm ca kanam mais moom dafa ñëw ci réew mi ni sénégalais yi fal ko moom muy defante xam nga ko mel noonu mënuñoo xaar ci yow loo xam ne nii lu Macky Sall amul vision amul ambition amul nekkul ki nga xam ne nii tey Sénégal fu mu jëm wala waxu koo xam ne day analyser tey gis nga Macky Sall tey fi ñu koy xaar ci réew mi ñun xam nañ ne ñun réew mi duñ ci am résultat parce que xam nga lu tax nit koo xam ne yow ñëwoo bala Sénégalais yi fale ñëwoo pour nekk ci jafe-jafe askan bi mais yow yaa ngi xool nooy defanteeg muy waxtaan ak sénégalais say adversaire politique kii du espoir u sénégalais tey espoir sénégalais yi mooy Karim Meïssa Wade tey moom la ñu mën a tey problème yi ñu am yëpp
mën a régler Karim moo ko mën a moo ko mën a régler mais du kii mais respect le président honorable li Moussa Touré wax ne Sénégal PSE bii nii kii la rek pënd la rek Ndeye Fatou mais du ñu jëmee fenn excellence monsieur le président de la République Macky Sall comme ni ma ko waxee léegi c'est l'espoir de tout un peuple macha allah yàlla na ko yàlla defal jàmm ba projet Sénégal émergent bi nga xam ne moom la teg comme politique pour génne Sénégal ci jafe-jafe yi mu ko fekk que yàlla may ko ci ndam bu bare ma jàpp rek ne li sama naataanga wax waxu opposante la wax est-ce que opposante sax moo ko wax parce que gisuma sénégalais bi wax ci Aminata gisuma ki nga xamante ne mu ngi yëg ne moom citoyen la boo xam ne war na mën a wax li muy wax mu ngi koy wax rek jëmale ko ci benn nit ci bi waxtaan bi jotee ba commencé ba tey muy Karim bi muy tudd sànq ba tey ma jàpp ne demaguñu compétition présidentielle élection présidentielle 2017 lañ ci jëm bu fekkee ne incha allah ni ko président bëggee ci wàññi mandaam am na Ndeye Fatou président de la République Macky Sall bi ñu ko joxee réew mi ak léegi comme li ma wax sànq lépp lu mu tegoon ci programme rek bu deful lépp am na lu mu ci jot a def wala mu ngi commencé pour def loolu je pense que ci champ boobu la ko sénégalais yi di xaar te mu ngi ci loolu ñun nag en tant que ay ndaw ay sénégalais daañu ko gunge ci loolu ba tey ñu mën a am un Sénégal émergent mais Aminata dama jàpp ne Sénégal séparation des pouvoirs lu ñuy dund la dama jàpp ne exécutif judiciaire ak législatif bu ci nekk pouvoir nga boo xam ne yaa moom sa bopp tey li dal Karim papaam moo ko yóbbee ndax moo ko jëli ji France xaw ma moo ko oolu France parce que Karim kenn xamu ko woon Macky Sall lañ xamoon bi nga xamante ne président de la République Abdoulaye Wade ma lay laaj ba xam ndax Macky Sall lañ xamoon si la ñëw ñu xam Karim déggul sax olof kon nga Karim xam ne la gën a dégg ko olof xamul sax réalité yi nga xamante ne sénégalais yi ñu ngi koy dund du ma personnaliser débat bi ci loolu mais li ngay wax laa la bëgg a leeral pour wax la ne la woo nañ ko woowuñu ñeneen justice su Sénégal justice bu indépendante la te justice la boo xam ne mu ngi liggéey bu rafet justice bi ñu gis tey li am solo nag tey ci Sénégal mooy justice boo xam ne ni xam nga indépendante yaa ngi jaay parce que bu nekkoon waa déglu ko après bu pare nga jël parole day yàq débat bi xam nga ñoom noonu la ñuy def ci débat mais yow man sama yaay Aminata la tudd du ñu yàq débat ma jox la cër lool ba bëgg daal ñu waxtaan yeetante yee sénégalais yi néem sax mën nañoo yee waa léegi Sira honorable député yaa wax ci Karim yaa ma ko may xam nga nag dangaa def actualité yow mii yaa ngi au devant Karim marocain la Ndeye Fatou may wax ne non bés yi ñu génn nga xam ne moo waral ñëpp jaaxle ñëpp jommi nga xam ne kilifa gu mag moo ko wax mooy la koo xam ne sénégalais yi dañ ko daan déglu koo xam ne sénégalais yi dañ ko fi wóolu woon te ko fukki at ak ñaar ñu tuddee ko le père de la nation te ba léegi nag mu nekk ko homme d'état la ñiin macha allah yal na yàlla may ko fan wu gudd ak wér gi yaram sénégalais la sunu maam la te am na lu mu jot a def ci réew mi loo xamante ne ni mu ngi fi waane dafa jeexal ndax ñu ngi en 2015 comme ni mu ko waxee sànq 2012 présidentielle amoon fi ñu fal l'homme qui est né après les indépendances l'espoir de tout un peuple le président Macky Sall mu nekk ak nekkin bu rafet ñu fal ko falin bu rafet fal boo xam ne mësuñ ko fal président de la République du Sénégal ba ñu nekkee dëkk bu moom suñu bopp ba tey kon tey jii jàpp naa ne taxawaay bi mu war a am tey parce que nag du Karim rek mooy doom ci dëkk bi yow mii am nga papa am nga yaay man am naa papa am naa yaay Amina noonu keneen noonu Sénégal ñoo ko bokk ndey ñoo bokk baay jàmm rek moo fi mën a am comme ni ko sëñ Sidi Mokhtar suñu xalif général des Mourides di waxee yàlla na fi yàgg te ànd ak wér jàmm rek moo mën a am Sénégal ndax dëkk la boo xamante dañu am suñu ay réalité ndax yow mii sama mbokk nga Amina mii sama mbokk la mais bu ñu jël Karim teg ko ci kanamu askan wi de marocain non Karim amul luñ koy imposé waaw may ko rek après mu yeggal léegi yow xanaa loo tax nga traité ko de marocain déet yaa ko wax jooju kat man nopp moo lu yëngu lu nekk la ko yëngale ko ëpp doole sénégalais la Ndeye Fatou xam nga lu yëngu lu ne la ko yëngale ko ëpp doole te li olof yi naan liw bi ngelaw li da nga wax sànq affaire bi ma wax ci Karim waaw kon marocain la ma jàpp ne sortie ak communication yi ñu ci def yëpp xam nga ku ñu fay sa bor nga mer la nga leble woon baaxul kon nañu xoolaat bu baax mbir mi dafa am nag foo xam ne buñ ci tollee ci politique nga am combat boo woote muy un combat politique ñun am alliance pour la république président di suñu njiit ku ko wax dara baa nga def ko dara boo gëstoo di nga ñu gis rawatina nag man kon Karim marocain Sira Ndiaye mi nga xamante ne damay wax ne mais man tontu ma nag alliance pour la république mooy sama parti mais man je suis makiste aha donc jàpp naa ne
la ma def ba wax loolu la ma wax loolu dafa am wax ju ko jiitu. tey nga ci gën a dëggu ne Karim marocain la ma ne la ku ñu fay sa bor. nga non loolu kay wax nga ma ko la nga leble woon mais da ngay dëggal wala da ngay arrière foofu laa yem ci sa question di wax ne li ci kanam raw li gët. comme ni ko olof yi di waxee kon xanaa après test ADN yi ñooy génn. ci bëgg rek ñu dem ci. Amina mais jàpp naa ne daal moom li muy wax sax li am waa solo léegi ba ma am ñëw solo foofu. li am solo ba am solo mooy. waa léegi ñun li ñuy oote tey ci Sénégal mooy jàmm ak salaam waa léegi ak may dal. ma foofu noonu Amina yéen a ngi défendre nit ne da ngeen bëgg mu jiite Sénégal te marocain la moom moo ko wax. bon xam nga marocain sax moom moo gën jaam est-ce que yaa ngi dégg. marocain tey moo gëm modéré nag moo suñu ay gëm wax moo gëm jaam. Amina parce que tey ku mel ni Karim ñun soxlawuñ ku réer ci dëkk bi ku defar dëkk bi lañ bëgg ñun ku defar dëkk bi lañ bëgg ay marocain la ak chinois ak nangam ak i nangam yooyu ñun intéressé wuñu ñu xamul lu ñu intéressé ku ñëw defar Sénégal. mais Sénégal ñuy xaar tey mooy koo xam ne nii tey mu nekk ci soxlay Sénégalais yi. mais da ngeen di ko faj suba déglu ma ngoon rek dégg bëccëg déglu mais ma xam nga bi nga jógee Rebeuss yàggul. man faalewu ma man da nga ne faalewu ma marocain Rebeuss moo gën jaam moo kuy gën jaam kan la. nañ xool ñoom kan mooy kii ñu taxaw ne Amina kii marocain la kii Ndeye Fatou ñooy jaam yi. Ndeye est-ce Fatou que yaa ngi may dégg. Ndeye Fatou tey ñun Rebeuss bi mu ñuy jàpp wuy ma Rebeuss bi ñuy jàpp da nga may déglu da ngaa wax ba pare man da maa nga may ngi déglu boobu voilà da nga may déglu da ngay déglu rek da nga may déglu ñu dem nañu Rebeuss ñu nanguwuñu dem ay camp pénal ak yooyu parce que xam nañ ne tey Macky Sall lii muy def yëpp deful lu dul di ñu xooxatal pour bëgg ñu ragal ko wala dugg fi mënu ñoo ragal loo yéen mënu leen ñoo ragal loo mënu leen ñëw tiit loo mënu leen ñoo delloo loo ginnaaw est-ce que yaa may dégg yow xool ma suba ba ngoon ba waa léegi wàllu justice boobu noonu yow moom xam nga si dara ndax fii ngeen fi def bu leen marche ngeen dem marche ñu jàpp la yóbbu bogo mais yow yaa ngi naan justice amu fi ndax yow loo dund ñun dañuy loo marche xamante ne moo tax nga xam nga lan moo tax ñu justice ne amul dañuy marche ah ñun dañoo nekk dëkk démocratie ñoom dañ bu yàggul mais vous n'êtes pas des démocrates ñun ñoo démocratie ñun la fekk baax accepté woo leen ñun le président de la démocratie la République ci ñun la fekk baax sénégalais yi xam nga yéen lan ngeen accepté wul yéen man loolu moo ma jaaxal xam nga lan ci ngeen accepté wul da ngeen a nekk président te gëmul leen ne da ngeen a nekk président yéen loolu tey buñ taxawee tey dëkk bi dafa nekk démocratie gis nga ñii 2012 bi yàggul dara xam nga ñoom dañ daan dem place de l'indépendance guddeeg bëccëg suba ngoon ah lu nekk ñu fay def di taal pono yi di def lu nekk mais ñun loolu yëpp ñun am nañ civilisation boo xam ne nii ñun tey yéen leen rey yéen leen rey parce que yéen leen wàccee ci terrain bi yéen leen rey ñooñu dee tey yéen leen rey parce que yéen leen yóbbu ci mbedd mi ñun yóbbuwuñu leen ci mbedd mi tey dëkk boo xam ne nii la dëkk bu démocratie normalement bu ñu déposé dañoo war a bàyyi ñu def marche est-ce que dégg nga li ma la wax dañoo war a bàyyi ñu def marche nu ñu ko bëggee mais taxaw fee ne fii kenn du fi marche teguñu ko fii dugguñu fi genn fee marche suba ba ngoon guddi ba bëccëg Macky Sall mënuñoo léegi bu leen yóbboo marche yi wuñ leen yéen marche yi bu leen yóbboo Rebeuss nag def nga Rebeuss 6 jours du def naa campagnal 6 jours te doyagul ndax Karim Wade génnagul tant que Karim Wade génnagul dinañ wàcc di xeex ak ñoom suba ngoon guddeeg bëccëg ba fu mu yem neex nag Macky Sall moom na xam loolu waaw léegi man li ma bëgg a xam Amina Sakho mooy Macky Sall moom réew waaw léegi li ma bëgg a xam tey bu fekkee dafa ragal Karim Wade moo tax tey muy def yéen ragal Karim la ragal Karim ngeen def yéen ragal Karim ngeen def Karim nag xoolal day nekk président de la République Sénégal léegi li ma bëgg a laaj ci Amina Sakho mooy 15 millions de karimistes yi xam nga non mais attends Sira nag dama am sama fil xaaral rek ñëw naa Karim daa xew na nga ñëw waa léegi Karim non man fi ma sentir ak fi ma jàpp ne fa laa war a dem laay dem léegi leen wax leen rek mais bàyyi leen ma conduire léegi yéen 15 millions de mouvement Karim yéen mouvement Karim yi sax ñoo ëpp population sénégalaise ndax dafa am fonds de commerce wala dafa am intérêt bu ci am wala avantage parce que ñun aussi on se perd ci mouvement de soutien à Karim Wade yi ci biir Sénégal waaw boo gisee tey mouvement yi bari tey Karim dafa xew xam na tey li ñu ko doon reproché naan Karim moo yàq réew mi wala Karim moo def Karim deful woon dara mais liggéey yi mu fi def tey dafa wane ministre lañ ko def mais c'est mouvement yu bëri waa léegi Sira may ma foofu mouvement yu bëri nag mouvement yi mooy li ma la wax rek am yaakaar bu ñu am yaakaar tey ci Karim tey moo tax mouvement yi bëri tey peuple sénégalais dem nañ ba xam ne tey Karim Wade tey moo mën a régler situation sénégalaise
loolu tax tey fu nit toll da ngay créer mouvement créer fii mouvement Organiser créer wu leen mouvement ñu Organiser wu leen. intérêt la wuti intérêt la wuti est-ce que du ngeen dem di ko laaj ay transport di ko laaj wala genre yooyu xam nga ñun ñoo koy defar lépp ñun ñoo koy defaral suñu bopp parce que ñun bu ñu waree jàppale ñoom ñu ngi ko jël na ko ràpp tëj ko ci kaso bi léegi nan ngeen di def même visite seen i même visite manifestation sax seen i mouvement mënuñu ko jox nit ñi pour ñu dem seeti ko loolu ci ban dëkk démocratie xanaa nit sax boo rayee nit au moins dinañ la bàyyi nga am ay visite mouvement bi da leen di dundal wala dundalu leen Karim Wade kenn musu ko Karim mu ngi leen di dundal wala dundal leen il vous entretient ou pas ba nan moo tax lañu ngeen ko entretien ku nekk biir kaso ñu tegle benn place munoo jàppale kenn parce que kan lay jàppale justice kan lay jàppale du noo justice gisee Macky mouvement Sall de la laa soutien wax Karim yi yu bëri yi nga xam ne 15 millions lañ te Sénégal Macky Sall moo ko jàpp Sénégal nag bëgg naa nga laaj ma question yi ba mu des loolu nag parce que nag vraiment ay mouvement Karim nag taxumaa jóg man askan wi moo ma ñor man dama bokk ci benn logique bokk ànd ak koo xam yaakaaru Sénégal comme li Amina di bañ muy président Macky Sall mu am loo xamante ne ni mu ngi koy liggéey ci réew mi en tant que sénégalaise en tant que patriote nga xam ne ndaw laa boo xam ne dama bëgg servir sama réew ànd koog président de la République ci loolu laay nekk may yërëm bu baax sama mbokk mi taxaw nekk sama kanam noo ko yërëmee non yéen a jara yërëm ndax xam naa ne bu dee moom ak moom Karim du gañ yéen a jara ndax yërëm ay xale buzz ay xale état yii mu fi wax nii moi je pense que Karim li mu soxla tey mooy jeunesse boo xamante ne jàpp naa ne duma leen jox sax ay fem bala ñu koy utiliser duñu non defal leen consultation jàpp naa ne instant bi ndax man bariwuma xam-xam tey situation sénégalaise loolu lañ la wax xam nga tey Sénégal li ñuy xaar ci Sénégalais bépp bu bëgg a yor réew mi nga am benn taxawaay boo xamante ne nga am vision da nga yéen nag loolu leen baax waa may ko mu wax may ko mu Aminata mi yeggal du ma débaawatee ak moom de bu dee rythme bi nii ngay continuer du ma débaawati ak yow da ngay wax ma déglu la mais su may wax nga déglu ma gis nga xam nga kon li Sénégal yéen a ñuy seetaan bu dee nii la de Karim nii la noree yor réew mi bu fekkee fal ngeen ko gëm naa ne du dem ñoom ñi duñu rek ay dem nag parce que nii ma gisee nii nga taxawee ak sa doxalin ak sa waxalin xolal Karim day dem doy na kenn waar mënu koo téye Macky Sall moo tax mu jël ko na ko day dafa amul benn sens waxu doy waar déet Vraiment. loolu mën nga ko wax nag Amina fi ne nekkatoo ci Amina yaa ngi ci day faatu mu ngi si podium di def mannequinat di def défilé ma ñëw ci leneen ci wàllu actualité nee nga président Macky Sall mu ngi ci yoon boo xamante ne ci jëmale kanam réew beeg yooyu noonu mais pëccaxoo am na ci yoon boobu ndaxte yéen lu ngeen entreprendre rek coo toppee leen ci loi cadre projet modernisation des daara wàllu réforme code kii bi code des marchés bi yéen moom dafa mel ni lu ngeen laal l'externe vous réussit pas ci yoon beeg doxalin bi tegal sa loxo si suuf jàpp naa ne yoon bi ñu nekk comme ci émission Selebe yoon lañ ne yoon bi ñu nekk bu ñu ko wàccul de jàpp naa ne Sénégal dina jëm ca kanam te xam naa ne ñii ne dañu bëgg candidat nekk 2017 xam naa ne pour ñu daaneel ñu dina jafe inchallah ndax fii président toll ci réew mi ak di ko réew mi jaral ak jox cër gi mu jox askan wi fi mu toll nii Sénégal am na jéego yu baree bare bi yoo xam ne bi président de la République ñëwee ci réew mi teg na ko ci wàllum jafe-jafe yooyu nga wax nga xam ne am na ci wàllum daara yi am na ci université muy si njàng mu kawe mi ak ci bi réforme xam nga am réew code général des impôts moom kay daal fu ngeen ci laal rek ña fa nekk def jóg wax ak yéen xam nga am réew may ka mu kii am réew boo ci nekkee vraiment bañ la koy jox ñu jox la ko ak ay jafe-jafe ba nga ci ñëwee ak léegi nga ci góorgóorlu ba macha allah du ñu ne lépp a baax waane comme li ma la wax yoon bi nga xamante ne président de la république jël na ko bi ko sénégalais yi wóoloo ba léegi teg ko ci bopp réew mi bu ko bàyyiwul comme li ma wax léegi Sénégal dina dem ba nekk dëkk bu ñu naan un pays émergent may wax ne jafe-jafe yooyu waxtaan si la lépp xaj ndax loi wala réforme bu ñu ko teguñu ko pour mu gaañ askan wi wala mu lor askan wi wala mu lor ñi nga xam ne ñooy acteur ci secteur boobu comme ay jafe-jafe am nañ ci man mii di wax ak yow député la am na ay waxtaan yoo xam ne jot nañ ko def. est-ce que du médecin après la mort xëy na bu ngeen jiitaloon concertation lañ mës a jiital ndax projet de modernisation daara yi ñoom nee nañu kenn woowu leen kenn laaju leen dañoo xëy rek ba leen imposer ab projet Ndeye Fatou li ma lay wax fu wóor laa ko teg assemblée nationale laa bokk te du ma tiim askan wi wala ma janoo askan wi di wax naka sudul noonu concertation la ñu jiital mbir nag boo ci nekkee am ñu nangu am ñu nanguwul ñu xam ne l'intérêt général moo ñu tax a jóg te ñun ñooy pouvoir dañuy yaatalaat waxtaan wi gën ko xóotalaat ba ñu amaat une
par rapport ak problème yi nga xam ne soulevé na ko mais ma lay wax ne rek duñu mas a wàcc yoon wi nga xamante ne sénégalais si la ñu xaal président yoon woowu noonu ñoom ñu nekk mooy ñu fexe ba Sénégal nekk d'accord léegi may ma foofu noonu yoon boobu ñu nekk di laal fu nekk te fuñ ci laal rek ña ko féetewoo yeyoo ko jóg mer ba futtu ne nañ ko defee ak nañ ko tënkee kenn boolewu leen ci ndax yoon woowu noonu dinañu tax a dem ñii Amina bañ Sakho fi taxawee ba léegi mosuñoo aw yoon bu baax ndax yoon bu baax day fekk nga xam ko ñoom xamuñu lu baax tey secteur boo gis tey buñ ko laalee problème mu am parce que xam nañ ne loolu ñuy wax loolu du am dañuy nax askan wi léegi dañoo dem ba nga xam ne nii tey dañ leen di dig di leen dig te dig boobu ñu gis dig boobu yëpp musuñu ko gis musuñu ko dégg Abdoulaye Wade au moins am na lu mu def tey Sénégal lan la fi def lu mu fi defa bari yëpp lu mu fi defa bari tey non du ma lim parce que bu ma limee damay juum non su ma limee damay juum ci Karim la su ma limee damay juum kon tey ñun xam nañ ne sénégalais tey lu ñuy xaar Macky Sall tey du ci am benn boo xam ne nii dina ci réussir Macky Sall amul capacité boobu Macky Sall amul vision boobu Macky Sall amul vision boobu loolu yëpp Macky Sall amu ko Macky Sall tey lu mu am moom daal leen benn bilaa la am mooy tëj Karim Wade lu tëj Karim Wade Macky Sall du ko fi weesu ba mu fi ñëwee ba léegi Karim Wade Sénégal ndaare la mu sa jël mais ndaare yéen boobu tamit mooy kon ne ba muy maintenant bu ñu wàcc ku weesoo mel noonu nañuy jàppale yàlla jàppale waa daara yaa ngi di ñu ngi dañoo sonn daara dañoo yaa ngoog de fatigué mer ba mu fu ngi lañ nii def tubaab bi nag bëgguñoo rey modernisation bi ñu fa bëgg a dugal tubaab bi aussi bëgguñoo rey tey moderne bu jógee naan daara yi nii ak daara yi naa ñii tey lu ñu am tey ñoom dañ leen a war a jàppale ñoom dañ leen a war a jàppale tey ñii tey dañoo jëre yërëm parce que tey dañuy jàpp suñu doom yi nga xam ne nii di leen jàngal alxuraan di leen jàppale ci lépp ñu mel noonu tey dañ leen war a jàppale nekk fii di leen politiser Macky Sall réew mi yëpp politiser na ko lépp lu mu def suba ba ngoon jot politique la loolu nga diggee yoo xam ne nii du musa am léegi bu ñu génnee ci rouage politique rek la mais yéen au niveau de l'opposition pourquoi ñun mënuñu am tamit opposition républicaine boo xamante ne su intérêt général taxawee ñu bàyyi seen querelle partisane yi daal di nag ñëw wax ci loo xam ne day indi jàmm indi tekk waaye itam dugal ñi ci yoonu yokkute yéen au niveau de l'opposition ndax amul leen tam responsabilité ci climat social bu tendu bi waaw ñun tey boo xoolee tey nga xam ne luñ ci joué bari daal marché rek la ñuy def sitting Karim mais loolu jeex na sitting boobu ñuy def Karim marche yooyu ñuy def ak sitting yooyu ñuy def tey dafa ne sénégalais dañuy ciy topp waaw parce que nag Karim Wade nag tey situation yi ñu nekk xam nañ ne Karim moo ko mën a génn moo ci mën a génne tey boo Macky Sall du dem Macky Sall du génn Macky Sall mënu génnee askan wi lii Karim rek moo leen ci mën a génnee moom na bàyyi jàmbur génnee ko waaw léegi yéen au niveau de l'opposition ndax mënu leen am comportement républicain boo xamante ne da ngeen di soobu ci liggéey bi tamit parce que opposé wu ça veut pas dire que non ñun am nañ ko parce que ñoom ñu bari tey secteur bi nga xam ne nii doxul ñu ngi leen di woo di waxtaan ak ñoom bés baax na ci bàyyi maag universel bourse de sécurité baax na ci doo ma bàyyi boobu yow doo askan yow boobu xam nga lan moo tax baaxul yéen su gis ngeen loyer boobu ngeen wax yéen a ngi ko yóbbu boo demee tribunal tey ñoo fees del tribunal parce que na ngeen ko defee baaxul jaay doole la yaa ngi dégg boo ñëwee tamit ci universel bii ngeen wax xanaa universel ban sens la Karim rek nga mën a wax nekk ban sens la Karim amul sens waxal ci seen Karim universel bi amul sens ndax amul benn njëriñ Karim nag waaw parce que tey lu tax ñuy wax ci Karim parce que xam nañ ne tey situation bi Karim moo ñu ci mën a génne mais du Macky Sall moo ñu ci mën a génne loolu tax il faut ñu wax ci Karim pour ñu bàyyi ko pour ngeen bàyyi doomu jàmbur ji bàyyi leen doomu jàmbur ji mu génn Sall ko jàpp ak Mariam Faye Sall ñoom ñoo ko jàpp ku mel noonu da ngeen koy bàyyi ndax peuple ba li ma la laaj yow détourné la kon détourné na la nii ba li ma la laaj yow nga wàcc tontu ba ñun tey loolu ñun ñu ngi ciy liggéey mais ngeen ci liggéeyee parce que ñu ngi waxtaan ak ñoom ñu ngi woo tey réunion bii passé suñu lundi bii passé rek am na ñoo xam ne secteur yoo xam ne nii ñu ngi leen woo di waxtaan ak ñoom xool ba xam ñoom lan lañ leen mën a jàppale lan lañ leen mën a jàppale tamit lan mooy seen difficulté lan mooy seen problème ba nga xam ne nii dinañ leen ci mën a jàppale loolu ñu ngi koy def mais nu ngeen leen di jàppale bu fekkee ne lëngoowu leen ak nguur ndax nguur tam mooy dogal tey doxal aussi nguur mënuñoo lëng ak moom parce que nguur bi juguñu pour jàppale askan bi ñoom mooy jàpp nit ñi tëj jàpp ñi ñoom bundu xatal nit ñi moo leen fi tax a toog xam nga ku mel noonu boo ko amee da ngay am problème li nga mën rek mooy di def ndànk-ndànk ba nga jël pouvoir bi di def ndànk-ndànk ba nga jël pouvoir bi mën a jàppale nit ñi
tey ñii duñu pouvoir bi nga xam ne nii tey ñoo mën a génne askan wi tey ci jafe-jafe yi ñu nekk ndax amuñu capacité bi ñoom en tant que opposition aussi ndax yéen it li nga laaj am na solo bu baax baaxul opposition républicaine waaw ngeen tàllal leen loxo tamit boole leen tam ci gestion wu réew mi wala it laaj leen seen xalaat ci nan la ñuy fexe ba saafara jafe-jafe askan wi muy question bu am solo mais bala ma ciy tontu rek dafa ne président Macky Sall ak la première dame Marème Faye Sall. Moi je pense que Marème Faye Sall du justice c'est la première dame dañ ko war a jox respect ngir yàlla ak yonente bi ñu continuer débat bi. respect boobu li ñuy moom moo ko war a waxtaanee jox fii mooy boppam moo ko war a jox boppam. kii tey Macky Sall boo buñ ko jàppee nit ñi sax nga respecté Sénégalais yi lay non man Sénégalais gënu ma leen a respecté li ma ndax bëgg a looloo wax tax tey ma nekk seen sa xeex question mooy seen problème. j'ai l'habitude de le dire du sa plateau laa ko njëkk a wax dama jàpp ne opposition li ñuy xaar ci moom ñu nekk opposition bu républicaine nga xam ne soxlay askan wi dañ koy jiital dañuy jiital waxtaan dañuy jiital li nga xamante ne mooy Sénégal opposition bi ñu gis nag instant bi ndax bu ñu wax opposition tey ci Sénégal front républicain bi nga xam ne ñoom teg nañ ko waa PDS ak ñoom Decroix ak ñooñu moom nga xam ne député buy absenté la moom it war di ñëw waaw absenté rek du ñëw dara assemblée bi kat amul luñ fay liggéey donc moom foog naa ne war na xoolaat mission bi ñu ko teg fële en tant que parlementaire muy ñëw ngir nga tërës que sax mu respecté sénégalais yi nga xam ne ñoo ko tànn def ko député ndax moom ci plus fort reste yi la bokk loolu ko indi assemblée pour wax la ne une opposition républicaine bi ñu soxla loolu la mais opposition bi ñu gis tey moom laay wax léegi Karim rek Karim waa sénégalais yi nag waa Karim rek mooy Sénégal non Sénégal daf feebar Karim rek mooy Sénégal moo feebar te Karim rek moo ko sénégalais yoo xam ne ñu ngi ci laru hôpital yi tëdd yal na yàlla fëgg seen bopp am na ñeneen ñu xamante ne ñu ngi ci kaso bi mais rëbës rek du kaso boo demee Thiès am na kaso Mbour Kédougou ngi fekk lépp waaw dañuy fàtte Ablaye Wade bi mu yoree nguur gi ni mu daan def ñaata doomu nit jaamu jàmbur la jël tëj leen ci kaso bi ñaata doomi jàmbur la rey barki di suñu doom ñun waa Mbour ñu ngi koy jooy ba tey muy Mamadou Diop place de l'Obélisque boobu muy wax noonu la ñu doon xeex bay dem place de l'Obélisque loolu suñu réew lañ doon xeexal suñu bànqaasu réew yi nga xam ne mooy institution bi ñu naroon ko caxat-caxatee looloo taxoon sénégalais yëpp jóg ànd ak politiciens yi taxaw place de l'Obélisque xeex si ni ñuy jaxasee ni ñuy tasaree suñu constitution foog naa ne président de la république Macky Sall ba mu ñëwee ba léegi laalagul constitution ndax lii nga xam ne moom la bëgg a teg sax pour réduire mandat am ñii ngi naan référendum ñii naan assemblée nationale débat ba tey kenn tranché gu ko moi je pense que aujourd'hui li ñu war a wax te ñu war ko xam ñun ñëpp mooy ñoo bokk Sénégal te président de la république Ndeye Fatou li mu teg bari na ñun teguñu Karim rek de Karim justice su Sénégal moo ko woo ñun li ñu teg mooy léegi nañ teg ci leneen may ma Ndeye Fatou ma li ñu teg mooy ñu ngi may araf dañoo teg ñun suñu projet Sénégal émergent non léegi si la balaa ngeen di émergent balaa ngeen di def émergent ngeen émerger te rey nit yooyu ñuy wax ñoom ñooy rey nit yu nit yu mag parce que tey nit ñooñu ñu fa dee yéen a leen fa wàccee non soxna Amina yéen waa APR yéen a leen wàccee nit ñooñu ma laaj ko léegi nit ci yéen ñooñu gën a fekk baax non dama lay joxoñ léegi ma ñëw ci li nga xamante ne moom non moo mujj si actualité bi ndax tak loolu moom mu ngi fi di tege suscité fi débat suscité fi ay réaction mu di ambassadeur France yi ci Sénégal rawatina Ndakaaru jaay bii di capitale bi Jean-Félix Pagano ni li nga xam ne mooy bett nit ñi mooy ñu ne Karim noonu la maanaam seti wecc taxul ci dara looloo mën a bett nit ñi waaye condamné ko moom loolu moom nopp du ci daloo dara lu bees. jërëjëf affaire judiciaire diplomate wax ci. Ndeye Fatou xam nga question bi am na solo bu baax te am naa cawarte tontu ci ndax lu yàggul dara bi yàlla defee ñu jël président bi yàlla defee ñu jël Karim justice suñu réew woo ko. dama dégg papaam taxaw muy maître Abdoulaye Wade daal di ne Karim sax justice Sénégal waru ko juger que ay juriste ay magistrat ay juge France ñoo ko war a juger loolu waxuma ko Abdoulaye Wade moo ko wax bàyyi Karim Wade ma toogaat ba mu yàgg gis ne bind na lettre président Obama muy président États-Unis président François Hollande muy président France ma jàpp ne lii nga xamante ne ambassade bi wax na ko Abdoulaye Wade loolu la bëggoon France dugal loxoom ci dossier bi kooku kañ xëy na la mu wax dafa arrangé wul Abdoulaye Wade ak i njoñam mais jàpp naa ne avem la joxe xalaatam la joxe ci question boo xam ne à travers une émission lañ ko posé mu wax ci xalaatam xalaat boobu nag ma jàpp ne moom la Abdoulaye Wade bëggoon bay interpeller
ki nga xam ne mooy président Obama di interpeller ki nga xam ne mooy te gisoon président Obama ingérence amu ci demoon sax comme niñ koy gisee ni ci image yi demoon sax Ndeye Fatou demoon moom deful ingérence maanaam dugg ci lu yoonam nekkul li ma jàpp mooy daal aussi dëkk bu moom boppam la kenn nootuñu kenn moomuñu nous sommes souverains ma jàpp ne rek ci sama xalaat bu gàtt li nga xamante ne ambassadeur France wax na ko Ablaye Wade loolu la bëggoon parce que moom moo njëkk a oote pour ñu juger Karim France pour juger France juger France nañu wax ne tey li waa ji wax moom arrangé wu parce que moom li mu gis mooy doomam deful dara dañ ko war a bàyyi waaw dinaa ñëw sax ci sénégalais ñoom luñ ciy xalaat ak yooyu ak ñun aussi observateurs yi nan lañ ko mën a gisee mais Amina Sakho propos wu ambassadeur France Pagano France ci procès Karim Wade li mu ci wax ñoom dañoo xam nekkatul colonisation ñun dañoo nekk ñoo xam ne nii dañoo indépendant xam nga ñii nag indépendant wuñ ñoom dañoo nekk mbuumul jaam ba léegi ñoom dañ leen di manipuler comme ay télécommande yéen waa APR yéen waa Macky Sall yéen waa Macky Sall yéen waa Macky Sall yi président ñoom dañ leen di manipuler comme ay télécommande tey kii tey yëpp sénégalais yi moo tax tey mu ñëw di am pour ñëw naan day am lu muy wax suñu réew naan kii dañ ko war a bàyyi kii dañ ko war a tëj nangam ak i nangam tey français bii tey dafa wane ne tey Macky Sall tey moom sous-préfet la yor palais bi ma nga Paris sous-préfecture bi moom la Macky Sall yor tey comment français yi tey lépp luy doxal ci réew mi rek ñoom ñoo koy wax Macky Sall tey lu fi yendu buñ xëyee suba yóbbu nañ ko ca français yi buñ yeewoo lan lañ war a def tey Sénégal français yi ñoo koy wax tey boo xoolee total yépp français yi la nga xool tey Bolloré mi nga xam ne nii Ablaye Wade amoon na courage dàq leen ca biti tey Macky Sall ba mu ñëwee daf leen indiwaat fii bañ seen kii yi ñu yoroon fii seen camp yi nga xam ne nii moom lañ yoroon fii Ablaye Wade daf leen a dàq Macky Sall ba bu ñëwee aussi da leen a indiwaat kon nag ñoom bu fekkee am nañ président boo xam ne ni ñoom mun nañ ko manipuler nañ xam ne peuple bi munuñ leen a manipuler ñun dañoo gëm suñu bopp nekk ay sénégalais fier d'être nekk ay sénégalais nekk ay nit ku ñuul fier d'être nekk ay nit ku ñuul nekk ay karimiste tamit mais nag fier d'être karimiste parce que karimiste nag du complexe bi nga xam ne nii saa yu ko français yi ne ko Karim Wade arrangé wul français yi parce que xam nañ ne li ci papa ji moo nekk ci moom ñoom français yi tey lu tax Macky Sall arrangé leen tey xam nañ ne lépp lu ñu bëgg ci réew mi rek dinañ ko am parce que xam nañ ne tey président bi fi nekk nii muy Macky Sall gëmul réewam gëmul boppam gëmul aussi moom lu mu gëm mooy yaakaar na ne tey nit ñi dañoo nekkaat ci mbuumu jaam mu war leen a indiwaat ci mbuumu jaan Macky Sall nag lu ñu koy xamal mooy gis nga ñun peuple sénégalais ñun jeunesse sénégalais ñun peuple sénégalais ñun jeunesse sénégalais ñun kenn mënuñoo delloo ci muumul jaam muumul jaam nag moom bu fekkee moom ak waa këram ak waa APR waa Mariam Faye Sall ñoom bu fekkee ñoom nangu nañu nekk seen mbuumu jaamu français yi ñoom na yem ca ñoom mais ñun sénégalais yi ñun duñ ko nangul tey duñ ko nangul ba tey ambassade bi ngay gis tey waaw seytaane la gis nga Égypte problème ya fa amee woon noonu la fa def yàq Égypte ba mu yàqu mu wëlbati ko ñëw Sénégal bëgguñu koo tasal tuuti bakkan bi kenn mënu koo noot mais léegi yow en tant que xaw ma karimiste citoyen mais ci nit kuy dégg ba mu waxee nii ndax déggu amoo ci dégg délibéré procès Karim Wade pour nga mën a xalaat verdict bi la joxe verdict bi la joxe parce que ñoom xam nga lu tax verdict bi la joxe tey Macky Sall tey lu mu yendoo tey dossier Karim Wade saa yu xëyee dossier bi lay tijji lépp lu ci am mu woo juge yi ne dossier bi nii la demee parce que ñun dañ leen a xam parce que ñun nag dañ leen a xam dañ leen a xam bu baax te ñoom gis nga bu ñëwee dossier bi bu ñu xëyee bu jógee tribunal ñu andi ko Macky Sall bu xëyee yóbbu ko ci français yi ñu ne ko defal génnal fee tey Macky Sall loolu rek lay doxee lu français yi tey mbirum Karim Wade du Macky Sall rek nga député tubaab yi dañ cee dugal seen loxo parce que Karim Wade arrangé wu leen parce que tey xam nañ ne tey ñoom amaluñ Sénégal benn njëriñ suñu émission day amaluñ waaj Sénégal benn njëriñ ba nga xam ne nii mun nañu dépendre ci ñoom waaw ci lay rebondir man fa lay tëjee mu di propos yi mu wax ak yooyu noonu ñii jàppee nañ ko délibéré ñii jàppee nañ ne émission la ci affaire boo xamante ne Sénégal moo ko moom surtout que justice la mais yow en tant que député est-ce que koo xamante ne représentation diplomatique nga ñëw ci réew war nga mën a prononcer wu ci affaire judiciaire loolu yow war nga ko di nga ko nangu yow wala gis accepté nga ko
Ndeye Fatou nga may ma tuuti jàpp naa ne Aminata ak lu mu opposé wu loo farak Karim war nga mën a jox cër ki nga xam ne mooy incarner la première institution de ce pays muy président Macky Sall donc foog naa ne loolu war ngeen ci bàyyi xel bu sous-préfecture la yor cër aussi dafa am loo xamante ne ni si Sénégal dañu ko nawee parce que président de la République temps bi nag day waaj ngay wax li nga ciy wax damay jaaxle mais comme li ma la wax rek xam naa ne ak yow Karim du gaaw a falu mais ma jàpp rek Ndeye Fatou ne tey jii comme li ma wax sànq ci ambassadeur u France dafa joxe xel ci émission mais moom deful dara ki def dara mooy ki oote woon xeeb sunu ay juge réew sunu ay magistrat réew sunu justice réew dem di faire appel à la justice française wala à la justice américaine. Abdoulaye Wade musul woote justice française tey jii musul woote justice française kon moom lu mu wax mooy CREI mënu ko juger parce que ministre la yor def ci verdict bi dara CREI mënu ko juger de un bu ñu tegoon lépp li nga xam ne nii tey ci droit la ñu nekk ci le 23 loo xam ne nii ci droit la leen mooy Karim Wade jàpp naa ne verdict bi muy de la justice ñoo ko waroon ci yoon la koy lal mais du CREI la koy député bàyyi leen Karim nar ngeen ko ni daal man Karim Wade mënu leen jox moom mooy suñu Macky Sall na bàyyi Karim Wade loolu lañ ko wax bu ko gisul nag 23 dina gis loo xam ne Amina may sant di gërëm auditeurs ak téléspectateurs yi doon suivre cette émission Sélé Beyone gërëm suñu équipe technique bi Cheikh Vidéo Ndiaye ak Aïssatou Vidéo Diagne di leen sant di leen di gërëm bu baax oustaz Assane Diouf mi nga xamante ne moo réalisé émission bi waaye duñu fàtte soxna Ndéla Amar ci maquillage bi di gërëm di sant bu baax salon de coiffure Lady Kouba nekk ci avenue Bourguiba mbokk yi jàngeen jëf jox leen rendez-vous beneen ayu bés incha allah. mën a am yaakaar jàmmi réew mi